jërëjëf Mohamed Kandji maa ngi lay nuyu di nuyu suñu auditeur suñu téléspectateur di leen ñaanal ajuma jàmm ak salaam ñu ngi ak docteur Abdoulaye Gningue inspecteur principal des impôts ci DGID chargé stratégie ci bërëb boobu da ngeen génne benn impôt bu bees bu tudd prélèvement de conformité fiscale pour ñu lay déglu nekk Fuuta nekk ca Casamance loolu mooy lan la signifie. waaw Alassane ñu di la nuyu di nuyu auditrices yi ak auditeurs yi ak téléspectatrices yi ak téléspectateurs yi waaw di wax ne le prélèvement de conformité fiscale jooyante bi nga xam ne moom la ñu njëkk a andi mën nañoo wax ne sax du l'impôt ndaxte li tax du l'impôt mooy prélèvement de conformité fiscale ñi nga xam ne moom lañ koy laaj mooy bépp importateur bu nga xamee ne yaa ngi dugal ay marchandises ci cordon douanier bu Sénégal di ko dugal fii ci Sénégal te sàmmantewuloo sa àq ak sa yelleef par rapport ak maanaam ak say déclaration maanaam li ñuy wax déclaration fiscale ak paiement yi donc ñi nga xam ne daal sàmmantewuñoo ak loolu nekkuñu en règle ñooñu lañ koy laaj waaye képp koo xamee ne ni yaa ngi en règle kenn du la laaj le prélèvement de conformité fiscale kenn du la ko laaj. kon fi mu ne nii tey bu fekkee ne yow importateur nga yaa ngi déclarer normalement ñu xool sa situation fiscale yow duñ la ko laaj. maanaam du l'impôt bu bees. du l'impôt bu bees. xam nga boo xoolee bu ñu dawalee tuuti ci at yële ca ginnaaw administration fiscale dafa amoon taxaw seetlu bu mu def xam nga dañu xool xam ne budget wu état impôt moo koy alimenté même ñi ngay wax impôt ak emprunt waaye emprunt impôt la ndax boo xoolee même boo emprunté après da ngay recouvrer impôt pour fay ko donc l'emprunt en réalité ay impôts yu ñu différé la rek. donc xam nga ne kon. lépp impôts yi ñoo koy alimenté léegi nag bu loolu amee mënuñu à chaque fois di yokk impôts yi rek di yokk taux yi di jëmale bu kenn xamul loolu wax dëgg na yàlla dafa jaaduwul leneen la it mooy li ñëpp bokk ñëpp ñoo ci war a ànd joxe su ko defee ñu taxaw seetlu ne am na ñi nga xam ne daawuñu ñëw loolu nag ñu rappeler ne nag dañ ci ànd ak partenaires yi maanaam ñi nga xam ne ñooy secteur privé national dañ leen di jaajëfal ndax ñoom dañoo mës a gunge ci réforme yi. rawatina waa UNACOIS ñi nga xam ne 2004 bu leen fàttalikoo contribution globale unique kooku genre imposition d'incitation la woon pour nga xam ne ñi nga xam ne dañoo ne ci secteur informel lu ñu mun leen xëcc waaye même bu ñu ko defee liñ taxaw seetlu bi mooy résultats yi ñu ci amoon maanaam dafa kiiw doon liñ ci doon xaar daal jotuñ ko woon waaye ñu ne kon ñu tëggaat ko it bi ñu ko tëggaatee it gis nañ ne résultats yi am na coppeekut gaa ay la yéwén waaye lañ ci doon xaar ba léegi amul. maanaam da ngeen constaté que réew mi dafa may sénégalais yu fay impôt ñeneen ñi di waaf duñu fay impôt di rumandaat. waaw mais loolu sax mais diagnostic bi nga xam ne def nañ ko ci atum 2019 mais mooy wane ne 85 000 contribuables lañ amoon ci 85 000 contribuables yooyu. mais ANSD recensé na lu toll ci presque lu jege 500 000 unités de production ay unités d'activité ay ñoo xam ne ba pare boo boolee 85 000 contribuables yooyu nga xool ñi nga xam ne ñooy liggéeykat yi daanaka ñoom secteur privé secteur public état bi nga dajale ko day toll ci 500 000 ci 6 millions d'actifs kon xam nga ne ñi nga xam ne duñ fay l'impôt dafa bari mu taal nag bu tewee tàkk da nga koy ëppee boor bu ne. mais ñooñu ban matuwaay ngeen am pour ñu mun a fay impôt. waaw matuwaay parce que man moomee sama mbaar. voilà nekk fenn di importer ay produits. di ko jaay yéen gisu leen ma. waaw loolu mun a fay impôt. looloo tax nag ñu ne comme ñi nga set ñaari kii moo fi am képp kuy yëngu fii ci réew mi da ngay importer wala ngay jënd ci industriel yi sécuriser nañ ba nga xam ne képp kuñ jëflanteel di liste bi dinañu ko jël andi ko impôt nga xam ne dinañu ko yor donc képp kuy jënd ci industriel fii ci Sénégal. danañ la xam nañu it ñi nekk ci cordon douanier waaye mun nañu rëcc moo tax ñu ne ay la yooyu ñun dañuy collaborer ak douane at mu ne douane daf ñu daan jox di ay kii ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi importer parce que ñun suñu collaboration ak douane collaboration la bu yàgg boo xam ne ni bu dëgër la waaye ñu ne nag ay la yowén ñi nga xam ne gunge nañ leen ba tàyyi ci incitation maanaam contribution globale unique jaar na fi wax naa la boobu impôt la yoo xam dañ ko dëxëñ ci benn l'impôt at mu ne ñu ñëw joxe
bi nga xamee ne sax ñoom dañ doon yóbbu ñu leen di def déclaration annuelle ñu ne xëy na loolu moo sevrage bi dafa brutal xëy na loolu daf leen di gàllankoor ci lañ créé le réel simplifié ñu déclare de manière trimestrielle waaye comme ni ma la ko waxee léegi taal bu tëyee tàkk da nga koy ëppee bor bu nekk ñu ne nañ def prélèvement de conformité fiscale loolu nag damay leeral fii ne du l'impôt xaaruñ ci dërëm li nga xam ne daal moom la mooy képp koo xam ne yaa ngi en règle doo ko fay waaye liñ ci jublu rek mooy sonje dong lañ ci jublu sonj nit ñi ñu ñëw fay si l'impôt loolu moo andi prélèvement de conformité fiscale donc du l'impôt bu ñu tëgg pour am ci koppar du l'impôt bu état bi tëgg te moo tax ma ne il faut ñu leeral dara prélèvement de conformité fiscale mënul aggraver njëg yi mënu ko yokk. après am na ñu bari ñu koy xalaat nee nañu état bi fu mu toll nii mu ngi bëgg a wàññi TVA bi parce que njëg yi seer nañu ci marché bi yéen boo leen indee prélèvement de conformité fiscale pour ñeneen ñi commerçant yi bu ñu demee fay mën nañu yokk seen njëgi suuf. man de su ma ko waxee sax dinañ yaakaar ne waaye damaa jàpp ne sa prélèvement de conformité fiscale bi dafa war a wàññi sax njëg yi waru koo yokk. ci naka. waaw ndax xam nga bu ñëpp cotiser woon tey ñi nga xam ne ragal nañu ne ñoom prélèvement de conformité fiscale boobu bu ñu leen ko tegee mën na leen a andil ay jafe-jafe ñu gaaw dem régulariser mais bu ñëpp régulariser woon tey ñëpp képp kuy importer képp kuy yëngu ci réew mi régulariser mais taux impôt yi sax dàquñu mu dem ba gën a wàcc kon xam nga bu ñëpp cotiser. maanaam bu ñu yaatalee. bu ñu yaatalee ku nekk def ci day wàññi impôt yi. mais da koy wàññi moo tax ma ne prélèvement de conformité fiscale nañu leeral ne du l'impôt waaye dispositif la pour soññ nit ñi ñu ñëw fay ci seen l'impôt su ko defee bu ñëpp cotiser mu mën a ñoom donc man daal dama jàpp ne te ñi nga xam ne tey ay la yéwén suñu partenaire lañ mooy waaye nag ak waa secteur de manière générale secteur privé bi yëpp nga xam ne suñu partenaire la ñu ngi waxtaan ak ñoom gëm nañu ne bu ñu jógee ci lii dinañ def plaidoyer ba nga xam ne ñëpp danañ gaaw régulariser wu te dañ leen koo yombala ndaxte fi mu ne nii dañu jël disposition yëpp jël nañu ko sur le plan opérationnel ba nga xam ne benn gàllankoor duñ ko am pour mën a am seen certificat de non assujettissement au PCF de manière électronique QR code sécurisé ñi nga xam ne sax nekkuñu en règle ñu ay la yowén ñu may leen ñu mën a régulariser te dañ leen di gunge. dañ leen di gunge ba nga xam ne tey jii même ñi nga xam dañoo yori bor dañ leen di wax dugal leen tuuti li des ñu defal leen ko ay pàcc ngeen di ko ba mu oyof ci yéen donc lépp loo xam ne daal oyof na ci contribuable yi fi mu ne nii ci dispositif d'accompagnement ay la yow direction générale jël na ko te fas yéene gunge contribuable yi te di leen wax ne PCF di fàttaliwaat ne du l'impôt bu bees te warta mën a aggraver prix yi dañ koo def rek muy ay jumtukaay yoo xam ne pour soññe la pour nit ñi ñëw mën a régulariser seen situation fiscale. mais xam nga réew mi nga jóg dem fay l'impôt problème la parce que nit ñi amuñu habitude dem fay l'impôt parce que souvent duñu xam l'impôt ba lan lay signifier donc ngir yaakaar dañuy yow rek. dem conformer wu. parce que ñoom bañ a fay l'impôt mooy seen exercice loolu mooy seen i. waaw xam nga. loolu mooy njuuj njaaj bi ñuy def. boo xoolee moo tax lii yëpp boo ko gisee dañoo bëgg nit ñi dem fay l'impôt ndax xam nga li may faral di tooñ naan leen Amérique ñaari mbir fa leer nit ñi dinañ faatu te dinañ fay seen i l'impôt. kon nag fii ci Sénégal dañoo war a toll ci foo xam ne buñ fa eggee te DGID def na ciy jéego def nañ fi ay journée de porte ouverte ay rentrée fiscale lu ne ñu expliqué ko waaye loolu nag boo gisee. comprendre nañ de ndax rapport bi ñu am rapport historique bi ñu am ak impôt. ndax justement fa la gars yi bëgg a wax. waaw culturellement sénégalais yi pour ñoom l'impôt fay ko c'est un acte de refus bu colon yi nekkee fii. bañ a fay impôt dafay wane ñoom ne ay bañ la. c'est-à-dire que nit ñu bari yaakaar na c'est culturel. moo tax loolu moo tax problème bi am pour nit ñi fay impôt parce que problème bu ñu fay impôt dañuy dooleel nguur. moo tax ma ne dañuy dooleel ñu leen di noot. voilà léegi nag ñooñu léegi dañoo moom suñ bopp léegi nañ jàpp ne fay l'impôt dooleel suñ bopp la ndaxte ñun boo xoolee dañu soxla ay tali dañu soxla ay hôpitaux de qualité man li ma jàpp mooy bu ñu continuer travail de plaidoyer bi continuer information yi def dispositif de pédagogie bu nga xam ne dinañu wax nit ñi kaay leen ngeen fay seen l'impôt waaye nag mu am tuuti disposition bu nga xam ne de coercition la ndax wax dëgg na yàlla ñaari yooyu mënuñu ko dàq ba nga xam ne li ñu bëgg dinañu ko am mooy sénégalais yépp bu ñu xëyee ku ne fay sa l'impôt yaakaar naa doyen Amani Golé doon wax ne on ne peut pas payer ses impôts en chantant mënoo di fay ses impôts di woy waaye nag ñu fexe ba nit ñi di fay si seen l'impôt te ay jooy du leen ci fekk. mais naka ngeen mën a fayaloo impôt ki nga xam ne kantinam nag si benn koñ ba benn maire buy jaay fondem ci koñ bi naka lay mën a fay impôt parce que dafay jaay. waaw xam nga loolu yomb naa tontu. naka la. waaw xam nga tey jii
sénégalais yii nii est-ce que xam nga sénégalais bu nga xam ne tey dañ koy forcer pour mu jox sëriñam addiya. kenn forcé wu kenn forcé wu da koy def ak plaisir. xam nga bokkul. wa déet mën nañoo egg foofu dafa yaakaar yàlla foofu. waaw moo tax man fii it mën nañ fee yaakaar yàlla ndax kuy liggéeyal nguur kuy liggéeyal sa réew yaakaar naa jaamu yàlla gënu koo kawe. moo tax damaa jàpp ne bu ñu lëkkaloo boole ci kilifa diine kilifa aada yi def communication wax ne réew mi ñoo ko bokk ñoo ko moom dinañu dem ba nit ñi ci seen bopp ci sama yaakaar dinañ fa egg moi je ne désespère pas danañu fa egg ku ci xëy yaay xëy sax di soññe pour fay say impôt ndax xam nga ne boo ko defee rek gis ci sa bopp. waaw mais am na ñu bëri yaakaar ne li ngeen def xëy na du baax la pour réew mi la pour yaatal pour mun a financer dépense état ay tali ak yooyu bu ñuy fayee l'impôt bi am na ñu naan tamit am na entreprise yu mag yu nekk ci réew mi. dañ leen di maanaam sëlëmal pour du ñoom du ñu fay impôt bu ñu war a fay. te président wax na ko benn jour ak yeneen NEPAD nee nañu fii c'est Afrique y a plus de 60 000 milliards xaalis bi génn flux financier illicite. waaw xam nga loolu mën nañu cee tontu bu gàtt xam nga réew moo xam ne dañ koy tabax dafay soxla ay investisseurs léegi nag Afrique fii nit ñi dañoo yaakaaroon ne bu ñu wàññee impôts yi rek dinañu rendre mbir yi dinañu mën a attirer investisseurs xëcc leen ñu ñëw. waaw mais Banque mondiale dafa génne benn étude buy wax ne pour xëcc ay investisseurs fiscalité daanaka 7e variable la ci. damay faral di wax ak suma di discuter di wax ne. waaw mais dëkk bu nga xamee ne amuloo sécurité amuloo énergie amuloo ay route sa fiscalité bu dee zéro la tamit investisseurs yi duñ bëgg a ñëw. waaw taxaw seetlu boobu nag DGID depuis 2008 ñu commencé génne suñu rapport de dépense fiscale ci la ñu évaluer gis ne dafa bëri ay mesures dérogatoires ay exonération yoo xam ne. ñu ngi koy accordé te cëslaay la maanaam teguwul ci lu dëgër. ñu def taxaw seetlu lancer benn politique de vaste bu ñu tuddee rationalisation des dépenses fiscales maanaam dépenses fiscales yi ñu fexe ba nga xam ne dina efficace dina maanaam dina mën a jëriñ askan wi bi ñu defee taxaw seetlu boobu ci la ñu xamee ne texte dérogatoire yi nga xam ne ñooy andi dépenses fiscales sax dañoo bari lool maanaam dañoo bari loolu la ñuy wax ci nasaraan une inflation de textes dérogatoires yu gravité autour du code. dañoo bari woon. léegi nag ñu def ñu daal di leen répertorier yi nga xam ne baax na ci ay la yéwén ñu daal di koy andi ci code général des impôts bi li ci des ñu daal di koy far daal di koy effacer loolu la ñu def léegi nag moo tax ñu bindaat sax code bi simplifier lépp rek pour bëgg nit ñi ñëw fay seen l'impôt. est-ce que milliardaires yi nekk ci réew mi ñu fay impôt. ñu ngi fay seen impôt. borom milliards yi. ñëppay fay gis nga fi mu ne nii man bu ñu may laaj ndax milliardaire dañuy fay impôt dama naan waaw mais nit ñi xanaa xamuñu ne l'impôt looy gën a lu sa koom di gën a bare ngay gën a fay. am na lu ñuy wooyee bouclier fiscal le bouclier fiscal kooku daanaka ñi am xaalis ñoo tax parce que ñooñu dañuy daanaka seen revenu yi bu ñu góorgóorlu lépp la ñuy jël moo tax sax ñu plafonné l'impôt bi à 40% ci seen i revenu ndax bu ñu bàyyi woon rek mën nañoo jël ba 70 wala 80%. kon ñoom ñu ngi contribuer. waaye xam nga li nit ñi di jaawale tey jii bu ñu taxawoon tey parce que équité fiscale damay joxe exemple bu ñu taxawoon tey ne. impôts yi dafa diis léegi dañuy def ku ci ne dañuy def sénégalais bu ne ñu baal la 1% ci sa impôt bu nga amee yow bu fekkee ne 10 000 nga war a amee ñu baal la 1% mais bariwul mais boo amee 10 milliards ñu baal la 1% mun nañ wax bari na te pourtant yéen a yem pourcentage. ci par exemple ku am ay difficultés ci lu ñuy woowee ay remises gracieuses waaye li nga xam ne mën naa koo wax fii. mooy rapport bu mujj bii de dépense fiscale nga xam ne évalué nañ ko presque ci 750 milliards mën naa wax ne li ci ëpp ménages yi ñoo ko profité les ménages diminuent. ndax exonération d'ordre social yi. waaw mais am na beneen constat bi ñuy def ci réew mi. Dakar saa boo yow ñu ngi tabax guddi ak bëccëg. ay immeubles ay étages partout. yaakaar na réew mi sax souvent bu nekkaan le bâtiment va le pays va. alors que lii xëy na contraire bi la waaye est-ce que ñooñu di tabax ay immeubles. di ko louer dañuy fay l'impôt. waaw ñu ngi fay l'impôt. naka la ñuy fay l'impôt parce que ñëpp a ngi fay l'impôt ñooñu. waaw xam nga waxoon naa la fii sax dañu créer lu ñuy wax contribution globale foncière waaye am na sax lu ñuy wax contribution globale unique laa la waxoon léegi am na lu ñuy wax contribution globale foncière léegi ñun am na travail boobu xam nga l'ANSD recensé woon na fi presque 1,2 million de concessions léegi ñun dañu signé ay contrat ak ku mel ni Sénélec bëgg signé contrat ak képp koo xam ne problème d'adressage ñoom dañ koy régler
am nañ direction de renseignement boo xam ne fi mu ne nii mu ngi signé ay partenariat di def liggéey di def ay demande de renseignement pour que immeuble bu nekk Sénégal comme yàlla dimbali nañu DG des livres fonciers yi fa la nekk donc foncier bi xam nañu ko donc loolu dinañ mën a sukkandiku foofu. créé nañu it lu ñuy wax contribution globale foncière nga xam ne tey jii képp koo xam ne da nga am ay revenu foncier lu toll ci ba fukki million ak ñaar benn weeru loyer lañ lay laaj loolu yëpp ci simplification beeg accompagnement bi entre fukki million ak ñaar ak fukki million ak juróom-ñett benn weer ak xaaj lañ lay laaj nga ñëw joxe bu nekkee fukki million ak juróom-ñett ba fanweeri million ñu laaj la ñaari weeru loyer li ci des nga dugal sa gafak loolu yëpp dañ ko def rek pour accompagner nit ñi waaye loolu nag dañ koy booleeg dispositif de contrôle et de renseignement ba nga xam ne képp ku fi am immeuble dinañ la mën a xam l'impôt ya nga xam ne moom nga war a fay nga ñëw fay ko ca na mu waree ak ca waxtu wa mu waree loolu mooy travail bi ñuy def moo tax boo xoolee accompagnement bi ñuy def dafay ànd ak toujours dispositif de coercition et de contrôle ndax loolu moom mooy li nga xam ne moo mën a fexe wax dëgg neex yàlla ñëpp mën a ñëw participer ci réew mi mën a ñoŋ mën a jëm kanam ndaxte xel dafa nanguwul sax. ñii di joxe ñii di toog. waaw coow la ca pindub teen ba moom ña ko fa andi mooy ñu yorul baat. waaw fi nag ñëpp a war a yor baat ñëpp a war a cotiser ñëpp teggendoo. waaye ñu néew di cotiser. ñëpp bëgg a teggi. coow day bari. mais est-ce que ce système yi boole ngeen ci solution digitale parce que bu ñu gisee xarala yu bees yi. ku nekk am na portable am na numéro. même maanaam ambulant yi am nañu numéro portable. te dañuy jël seen i tur. est-ce que loolu du système bi nga xamante ne mën ngeen xam ku nekk li ngay liggéey mun la fayloo impôt. laaj bu am solo léegi xam nga plan yaatal bi ñu def. am na ci pàcc boo xam ne mu ngi tudd la transformation digitale intégrale dañoo dem ba bëgg a def le zéro papier à la DGD xam nga ne mu ngi yëngu ay mon espace perso gis ngeen ko fi gis ngeen fi SITAS M-Tax I-Tax même prélèvement de conformité fiscale bii nii ab plateforme mooy délivrer attestation bi te it ku nekkul en règle ca plateforme ba ngay dellu 48 heures ñu régler sa problème kon pour wax la ne la digitalisation xam nañu ne fi jamono toll. ay la yéwén mënul ñàkk moo tax la DGID est au cœur de la digitalisation et digitalisation dina faciliter transparence ak yu bëree bëri loolu xam nañu ko ba volet la bu mag a mag ci programme yaatal mi nga xam ne c'est une déclinaison opérationnelle dafa naqare wax ci wolof sax de la stratégie de mobilisation des recettes à moyen terme bu ministère de tutelle donc voilà pour wax ne daal digitalisation ci lañ transfert d'argent yi xam nga réew mi bëri na fii ay plateforme yu transférer argent waaw immigré dañuy yónnee ne nañ benn mois nen aide publique au développement bi immigré dañu yónnee mu ëppoon sax maanaam prêts yi ñu def état yi est-ce que foofu tamit ñi nga xam ne dañuy def transaction financières yi jaar si yenn plateforme yi da ngeen bi prélever l'impôt pour ñu fay waaw impôt am na impôt bu ñuy wax la TAF la taxe sur les opérations financières dafay laaj transfert d'argent yi foofu nag pour wax ne xam nga transfert d'argent yi jóge bitim réew di ñëw fii ñun dañoo jàpp ne suñu mbokk yi nekk bitim réew di ko yónnee wax dëgg neex yàlla pour dundal seen njaboot def ay investissement ñooñu duñ leen ci laaj l'impôt parce que dañ leen bëgg a gunge. waaw waaye nag transfert yi ñu def ci biir réew mi moom ay la yéwén dinañ ci laaj l'impôt moo tax boo xoolee yi jóge bitim réew di ñëw rek lañ dul laaj l'impôt waaye am na l'impôt bu ñuy wax la TAF mooy la taxe sur les opérations financières danay laal transfert d'argent yi donc loolu il faut que ba pare ñu ciy coopérer ak am na yeneen service ministère des finances pour xam volume transaction yi pour que lépp lu ñu ci war a saytu lépp lu ci war a am comme information rek alors administration fiscale mën ko am pour mën a suivre loolu yëpp quoi. xam nga am na Sénégal ñuy créer am nay hôtel xam nga régulièrement ñoom ils sont inscrits au ministère du tourisme. ñuy fay taxe. am nañu xamal ñu bëri dañuy créer ay maison yu loué. appartement meublé. waaw na ci réew mi. te ñu kenn répertorié wu leen fenn. waaw xam nga loolu dina am moom li ma la waxoon commencé nañ un vaste travail de recensement commencé nañ ko te boo xoolee am na programme boo xam ne fan yi xam naa gis ngeen ay recrutement yu DGID lancé pour ut ay recenseurs. loolu gis ngeen ko. donc ñooñu bu ñu ñëwee lépp lu nga xam ne mooy activité ci réew mi bëgg nañ laa recenser ndax ñu dañoo am objectif yóbbu pression fiscale bi ci taux bi nga xam ne moom la ñu UEMOA sant ba pare élargir assiette ba nga xam ne contribuable bu nekk Sénégal di yëngu ak foo mun di nekk lu mu ruqe administration fiscale xam na la yaa ngi ci fichier fiscal am impôt ya nga warloog moom nga war koo fay loolu daal mooy li nga xam ne mooy suñu mbébét. léegi nag nit ñi bu ñu ragal l'impôt ndaxte boo ñëwee duñ la tegloo manu ndaxte ay la yéwén boo l'impôt bi sax bu ñu wóoree na yaa ko war a fay
jamono dox ba nga am ay jafe-jafe administration fiscale aménagé na ay mbir yoo xamee ne dinañu la mën a soulager ndaxte bu fekkee dañ lay wax ne nga def ay moratoire bu ñu demee ba xam ne sax moratoire yi diis na mën nañoo far ci partie l'impôt bi ci processus de remise gracieuse bi nga xam ne procédure bu transparente la bu nga xam ne ñi muy impliqué ci chaîne de décision yi dafa bari ci suuf lay jógee ba ci kaw agent bu ne mën a def liggéeyam ci loolu. donc daal pour wax ne l'impôt yi fi mu ne nii def nañu lu ne pour nit ñi ñëw dispositif normatif simplifié nañ ko incitation yi defar nañ ko rationaliser nañ dépenses fiscales yi def nañ le prélèvement de conformité fiscale pour ñuy importer mën a conformer wu ba pare signer ay partenariat ak waa Sénélec war koo fas yéene signer ak képp ku nga xam ne yaa ngi yëngu ci adressage pour xam loolu yëpp ba pare fu nit di dem di yëngu di yëngal ñu mën laa xëcc andi la nga fay l'impôt ñu gunge la te du yàq ci sa activité dara. loolu mooy mbébétu administration fiscale mi nga xam ne mooy bras bi nga xam ne mooy mettre en pratique la politique fiscale du gouvernement. waaw man bu ma nekkee commerçant nekk Kabrousse jaay samay mango ngeen ñëw ne ma da ngay war a fay PCF ban njëriñ laa jógee la ngeen may expliquer ba xam ban njëriñ la impôt bi dama amal man. waaw bu fekkee importé wuloo kay doo xam nga liñ naan xam nga nit ñi li ñu xamul mooy yow booy importé ba pare am déficit nekk réel mais doo fay impôt. am na sax revenu boo xam ne muy toll doo fay impôt doo fay impôt sur le revenu. ñaata lay doon boobu. non xam nga dafa am barème dañuy wax ne par exemple ba 630 000 et cetera doo mën a duñ la buñ la calculer gis ne fay loo impôt. mën nañ maanaam borom table yi nekk ci Ndakaaru fii. waaw ñu ci am na ci ñoo xam contribution globale unique la ñu nekk donc am na ci ñu nga xam ne ci tournée PPA yi lañ leen di. appréhender parce que dañu laaj ci l'impôt lu ñuy fay ban njëriñ la ñu amal. waaw xam nga loolu moom question la bu nga xam ne un technicien de la fiscalité comme moi jafe na ci mu tontu ko mën na laa wax li mu jàng école rek ne ci principe généraux yi waaye l'impôt bi lu muy jëriñ kooku yaakaar naa ne bu fekkoon ne ministère des finances moo fi toog wala président de la république wala autorité politique yi ñoom daañu ci mën tontu. waaye man li nga xam ne jàng naa ko l'école mooy l'impôt wax dëgg na yàlla pour suqali askan wi yooyu la fi toogee waaye xam nga ñun duñ dugg ci considération yooyu ay considération doodu technique ci la ñuy yem di wax li tax ñun ñu recouvrer impôt bi. parce que administration fiscale wax naa la moo mettre en œuvre la politique fiscale du gouvernement donc rôle la mu ngi ko limité ci recouvrer impôt bi pare jox ko ñi nga xam ne ñoom la askan wi fal ñi askan wi fal nag ñooñu yaa une veille citoyenne askan wi ñoom ñoo war a dem laaj leen seen impôt yi fu ngeen ko dugal te ñoom yaakaar naa ne am nañu possibilité pour évaluer leen waaye ñun duñu dugg ci loolu ndax loolu du suñu liggéey daal mooy andi impôt jox nguur gi nag moom ak askan wi yaakaar naa ne am nañ ay rendez-vous yoo xam ne ñoom am nañ ko pour nguur gi mën a expliquer askan wi et cetera loolu dama leen koy bàyyee. te yaakaar ngeen yéen li ngeen def lii mooy impôt bu bees bi ngeen di mooy fiscalité bu bees bi ngeen wax nii. waaw nit ñi daan ciy dem fay. waaw mais xam nga li ñu leen wax mooy am réew buy dox dafa soxla xaalis borom kër bu xëyee fa xam nga tey jii. Alassane bu fekkoon da ngaa ñëw tey ne fii ci E-Media waaw léegi képp ku tardé ti dinañu la dagg 1000 francs am ñu jóg ne ñun kat fi mu ne nii suñ kër yi dafa nar a sooxe xanaa ñoom dañoo bëgg a tardé xanaa ñoom dafa séene wu ñoo ñëw heure bu fekkee ne ñoom wóor na leen dina ñëw heure kay yow sa mesure boobu dañuy tàccu ndaxte loolooy équité waaye imagineel tey am ñu nga xam ne 7 heures daf leen fii fekk am ku nelaw ba midi mu ñëw nga xëy jël mesure boobu ñële ne def yori seen i pancarte di marche ne waaw kon kat fi mu ne nii E-Media wax dëgg ne yàlla mënatuñoo yóbbu suñu njaboot non ñoom koy réflexe bu baax bi mooy ñun nañuy ñëw heure fi mu ne nii daal képp koo xam ne yaa ngi te ma rappelé nag lu am solo ñëw déclarer impôt déclarer signifiewul fay ay impôt mën ngaa déclarer sax te doo fay parce que mën ngaa déclarer te sa revenu permettre la ñun ñu fiscaliser la te boobu boo importé PCF doo ko fay kon nag li nga xam ne mooy réflexe bu baax bi mooy nag ku ne ñëw impôt régulariser sa situation ñu gunge la nga participer ci réew mi loolu dafa bokk ci sama gis-gis sax ci jaamu yàlla. jërëjëf docteur Abdoulaye Gning inspecteur principal des impôts et des domaines et chef du bureau de la stratégie et de la modernisation bu DGID dañu waxtaan ak yéen ci maanaam benn impôt bu bees bu ngeen génnee bu tudd PCF maanaam ñu koy tuddee encore tur bi naka la encore.
prélèvement de conformité fiscale. waaw prélèvement de conformité fiscale. waaw da ngeen génne di la gërëm di la sant di ñaanal nit ñi aljuma jàmm ak salaam di ñaanal ñun ak jàmm jërë ngeen jëf. waaye man ñun tamit ñu ngi leen di gërëm di leen sant wax di kontaan ci invitation bi di wax ne permettre ngeen ñu leeral. noonu la voilà di leen sant di leen gërëm di gërëm seen auditrices yeeg auditeurs yi téléspectatrices yeeg ak téléspectateurs yi. jërëjëf ñi nga. ñu ngi jàmm ak salaam jërëjëf.